miroir Covid 19 mbokk yi bisimila ci xibaar yi nga xam ne moom lañ jagleel wàllu mbas mi fii ci réew mi ak biti réew ci loolu rek tey di alxames fukki fan ak ñeent ci weeru mai atum 2020 ci loolu ñuy tàmbali rek ak li nga xam ne moom moo nekk tableau de bord bi maanaam situation bu bés bi ñu dooree kook test yi nga xam ne moom la ñu amal toll na ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar ci test niki tey jii ñu def ko waaye nag jàpp leen juróom-ñett fukk ak ñeent ñoo ñëw am jàngoro ji di coronavirus waaye juróom-ñaar fukk yi ak ñett yi ay cas contact suivi lañu fukk ak benn yi ay cas communautaire la dégg ngeen ci diwaan yu fasantikoo yi nga xam ne moom la ñu wax fala am mu nekk loo xam ne lu doy waar lu ñu war a xeex ngir mbas mi jóge fii naka noonu Sénégal amaat na keneen koo xam ne ñàkk na bakkanam ci diiru ñaari fan rek daanaka ñeenti nit ñàkk seen bakkan looloo waral mbas mi fi mu toll nii ñu ngi ñaar fukk ak ñett ci nit yoo xam ne génn nañu àdduna ñuy jaale seeni mbokk ci wàllu kër docteur juróom-benni nit ñu ngi am lii di cas grave ñu ngi leen di faj nekk foofu ci réanimation jàppale na fi ñu toll nii juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar wër nañu ci wàllu kër docteur nag fi ñu toll nii junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñett ñoo fa nekk ñu leen di faj ba mbas mi duggee ci réew mi ba léegi lu tollook ñaari junni ak téeméer juróom-ñetti fukk ak ñeent ñoom la coronavirus daal di dal waaye fukk ak benn ci région yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal mbir mi laal na leen ci fukk ak ñeent yi diwaanu Kaffrine Matam ak Kédougou jamono ji ñoo ñàkk seen bopp ba dugg fi ñuy ñaan mu yemagum foofu yeneen yi nu mel tamit mbas ma daal di fay jugee gannaaw yi la xibaar ngeen taaxirlu léegi ñu dikk ak yéen ci li nga xam ne moo fës ci biir réew mi fii ci Sénégal ñeewal wàllu mbas mi. dana koy dooree wàllu xarala yu yees yi ak xeltu ndax nag ba mbas mi duggee fii sénégalais yi ku ci ne yaa ngi wane sa bopp wane na yow am nga xarañte wane na yow mii tamit am na loo xam ne yàlla may na la ko moo tax ñu defar ab cabine boo xam ne da lay désinfecté xibaar yooyu nag dañ ci ànd ak Dissa Préra mu daan ñu ci gën a indil leeral. jur na jàngoro dëgg la jur na stigmatisation dem na sax ba ralentir suñu économie waaye à quelque chose malheur est bon comme ni ñu koy waxee ci tubaab Covid bi tax na mu am créativité bu bari ci sénégalais yi rawatina ci jeunes yi ginnaaw masque yi ginnaaw gel antiseptique yi ginnaaw rubo yi fii tey nag ay jeunes ñoo créé li ñuy wax benn cabine de désinfection cabine bi nag boo xasee bu dugg ci balaa ngaa génn moom dina désinfecté sa yaram bi sa yére yi ak sax saak yi nga yaru muy liggéey bu nga xam ne liggéey bu mucc ayib la te lépp nag ñu ngi ko defee ci ay matériaux yoo xam ne fii ci réew mi lañ ko jëlee. l'idée de concevoir une xalaat bi ñu am ba defar cabine box bi dafa fekk ni dañoo xool li xew ci biir àdduna bi ak mbas mi ni mu jaaxalee nit ñi ku nekkoon di la li pexe xool naka la ñuy def ngir génn ci fii ci biir Sénégal nag ñu am lu am solo muy ay ndaw yu xarañ waaye ñu amit lépp loo xam ni mën na laal matériel yay tax ñu war ko mën a defar. une cabine de désinfection. cabine bi nag boo ci taxawee dina tax ba lépp loo xam ne nii mun nañ jàpp ni virus bu fekkee sa nekk na sa yaram da koy seetal ba mu set wicc moo xam it mu nekk ci yeneen i bagage moo xam lu mel ni sa portable say porte-clés matériel bi ñu ko defaree nag bokk na ci lii di aluminium ak yeneen xeet yoo xam ni dinañ ko fekk fii ci biir réew mi. accessoire tout est stérilisé. la box est entièrement sénégalaise. On l'a conçue avec de l'aluminium et des matériaux qui viennent d'ici. bi testé nañ ko naam waaye nag faw mu am ab laboratoire national bu dëggal liggéey bi nga xam ne moom la jeune sénégalais yi def ba tax ministère bi yor wàllu commerce doxantu na fa rafet noonu tamit bu baax liggéey bi nga xam ne moom la jeune yooyu def ci wàllu Covid 19 bi. dinañ soxla jumtuwaay yu mel nii ndax dana aar njaboot gi ndax foofu boo ko tegee sa buntu kër booy ñëw jàll lépp loo xamante ne nekk na jàngoro nga jëlee ko ci biti daanaka di nga ko bàyyi ci buntu bi balaa ngaa dugg donc mu nekk loo xamante ne lu am solo la di ko rafetlu di féliciter vraiment ndaw yi nga xamante ne ñoom ñoo ko liggéey di wax ni vraiment maa ngi am mbégte ci ni ma gisee jeunes sénégalais yi li ñu nekk di seen xarañte. lii lañ leen indiloon ci Covid 2019 bu tey jii en attendant ñu ñëwaat ci yeneen i sujet toog leen seen kër takk leen seen ay masque
aar seen bopp aar tamit seen njaboot. Djissa Préra ñu lay jaajëfal bu baax a baax bu ñu fa jógee dañuy dem ci diwaanu Matam foofu ñu fekk fa Ali Bandel Niang nag mu ngi ñuy xamal ne jàngalekat ya tiitaangeel la ñu àndal li ko waral nag mu nekk seen naataango yi nga xam ne dañoo jógee ci yeneen régions yi war a ñëw foofu ca dëkk ba ngir jàngale dañuy bañ ñu xoole leen bëtu beddeeku waaye nag ca wet ga ñii di administration ba ñoom jël nañu seen i matuwaay fexe ba école yëpp ñu daal di koy désinfecté bu ko defee ñoom ñii ñu mën a jàng ci jàmm ci diwaanu Matam Ali Bandel Niang lañ fay fekke ma leen di dalal jàmm tey jii fii ci région bu Matam ñu nar a waxtaanee ak ndorteelu njàng mi ci bërëbu jàngukaay yi 2 juin la ñu jàpp tey nag kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaanu Matam dajawoon nañu ngir xool yan pexe lañ ci mën a jaar waaye li nga xamante ni jamono yi moo fës mu di ab inquiétude mi ñeel jàngalekat yi rawatina ñi nga xam ne ñoo leen jiite di syndicaliste yi moo di diwaanu Matam kenn réerewul mbir ni ba léegi amagul mbas mi di kon moo tax ba lu jege junni ak juróomi téeméer ak lu tekki jàngalekat ñu ngi leen di xaar ñu war a kon ñibbisiwaat ci biir gox bi le moo tax kon ba syndicaliste yi ñoom tiit nañu ñooñee bu ñu fi ñëwee ëllëg mbaadu duñu leen jéem a boddi maanaam stigmatisation Mamadou Demba Sy moom mooy njiitalu SELS ci diwaanu Matam. yow nga jógee ci localité enseignant mën na am beneen jàngoor bu dul Covid muy nekk asthmatique wala mu am problème cardiovasculaire mu ñëw sëxët ci biir classe wala ci biir école ñu daw ko wala dem ci biir communauté bi ne diw bi jógee na bërëbu sangam daa am Covid donc ñun loolu la ñuy bañ te aussi bëgg nañu état bi jox ñu garantie que suñu ñëwee ñun bañuñu école bi ubbiwaat ñun bañuñu aussi delloo ci classe yi mais aussi dañoo am suñu personnalité boo xam ne état bi da ko war a sàmm parce que ay ndawam lañu. fexe kon ba gën a kon farlu ba mbas mi du dugg ci diwaanu Matam bokk na ci li nga xamante ni kilifa yi moom la ñu yittewoo jamono yi ndaxte nag kiite service national de l'hygiène moom jot na ndigal jot itam jumtuwaay yi war pour que mboolem l'école yi nekk ci région bu Matam ñu daal di koy désinfecté moom mi di capitaine May Fall moo ci àddu jëmale. waaw incha allah rabbi ci yàlla àndee nañ ñëw intervenir ci école yëpp ci yàlla àndee service d'hygiène comme ni nga ko xam ne xoldeeku la ñuy def ci wàll bi nga xam ne ñu foo lañu féete mooy riposte prévention contrôle infection ci wàll woowu incha allah rabbi tëggu nañu taxaw tem parce que mbir mi bi président jëlee dogal bi école dañuy ubbi ci wàll woowu ñun suñuy kilifa bi nga xam ne colonel Moussa Dieng Sarr jox nañu digal jox nañu ordre nee nañu rapproché wu inspecteur académique pour ñu xool également naka la ñuy defee liggéey boobu. ci tënk moo di li ñu mënoon jàpp tey jii mu ñeel xibaar yi ñeel miroir Covid 19 fii ci région bu Matam may am mbégte di leen ko dégtal saa su ne di leen jox dig daje ëllëg bu soobee suñu borom. gannaaw bañ la jaajëfalee Ali Bandel Niang noonu la ñuy def dem ci diwaanu Bawol ca Diourbel foofu nag ñi nga xam ne ñoo nekk rajo yi dugal nañ seen loxo bu baax a baax ci sensibilisation bi ngir fexe ñaax bu baax a baax askan wi naka la ñuy def ba moytu mbas mi naka noonu ay jàngale ci wàllu rajo yi tamit ñu koy def. ci diwaanu Diourbel Mamadou Moustapha Ndiaye lañ fay fekkee Mamadou Moustapha Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di nuyu mbokk téléspectateur TFM yi seetaan jamono ji di leen dalal fii ci département bu Diourbel. taxawaayu média ci xeexu coronavirus doon na am solo rajo yi ak médias sociaux yi am liggéey bu mucc ayib bu ci liggéey. Ndefleng mooy rajo bi njëkk a woote ne kaay leen def ay émission gratuitement bi loolu amee aussi nee naa leen yéen ñi animé waxuma animation tëgg ay musique yi de non dama bëgg ngeen invité nit koo xam ne day mën di wax ci feebar bi niñ ci fagaroo ak niñ ci mën a def yàlla si moom aar ñu ci. gannaaw bi ñuy waxee ne rajo école nga xamante ne dañ koy dérouler fii avant koor gi dañ ko doon dérouler ba tey ñu ngi koy woyal di dérouler d'ailleurs sax ñi nga xamante ne ñooy responsable CPI yeeg IEF yeeg autorité académique yeeg gouverneur kontaan nañ ci parce que des fois dañuy woote dañuy wax dëgg fa la initiative bi ngeen def bu baax la depuis bi ñuy démarrer cours géographie tey lay jeex professeur bi su defee tey mooy cours géographie jeex na histoire gannaaw suba mu jeex ci ni nga xamante ne ñooy def 3e philosophie jeexal nañ di kiyal nañ leen parce que ay émission xamante ne kii que nit yi élèves yi dañuy ñëw fii di jël cours yi ci seeni clé. gannaaw tasum xibaar ak sensibilisation bi nga xam ne moom la ñu nekkee doxalin bi ak nekkin bi ci bërëbu liggéeyukaay yi am na coppeeku. mesure yi ñu doon jël bokk na ci désinfecter porte yi départ beeg yooyu mais bien avant l'état d'urgence bi Macky Sall décrété 24 heures avant ñun personnel bi xaaj bi yëpp tolloo nañ leen
c'est-à-dire dañuy def ay relais 2 personnes ñooy liggéey quoi kii bu liggéey suba kii liggéey ngoon gi ñu ci des ñëpp à distance dañuy defee seen liggéey di ko transmettre par email ko defee ñu jël ci traité ko. lii la ñu leen indiloon ci seen émission miroir Covid 19 di leen dig daje beneen yoon ak seen correspondant Mouhamadou Moustapha Ndiaye fii ci département bu Diourbel. jërëjëf Mamadou Moustapha Ndiaye bu ñu fa jógee ñu dellu si fii nga xam ne moom moo nekk ci banlieue bu Ndakaaru foofu nag ci diwaanu Géejawaay lañ fa mën a jàpp mooy sous-préfet bi ne lu tolloog 22000 ménages lu yàggul dara dinañ jot ndimbal gi nga xam ne moom la leen nguur gi jox boobu leen ndimbal nag ñoom ñu ngi koy xaar bu baax a baax waaye lu tolloog 10000 ménages tamit ñu ngi xaar ne ñoom soxla nañu boobu leen ndimbal fi mu toll ni service social ba nekk foofu ci Géejawaay ñu ngay yëngatu diwaanu Géejawaay Salif Sow lañ fay fekkee Salif maa ngi lay nuyu. di leen dalal jàmm fi ngeen xamante ni mooy service social bu département bu Géejawaay ñu nekk fii fas yéene waxtaan ak ñoom kenn si ñoom sax la ñu toogal nii mu war a ñëw ak ñun ci yenn détails yi bu baax a baax Anta Ndiaye lañ ko gën a xamee madame Xuma tamit noonu lañ koy dàkkantalee Géejawaay demande bi maanaam jàppal ma jàpp bi askan wi soxla ndimbal ci jamono ji bi ñu ko doon xayma ci ñaata la toll. ñuy recevoir ci demande bëri na à peu près 10 000 et poussière pratiquement mën nañu wax ne moom la ñuy recevoir. Bien avant doon nañu recevoir lu bëri mais dans le cadre du contexte bi ñu nekk actuellement on en reçoit beaucoup plus. ndimbal li gouvernement bi war a séddale est-ce que dina mën a couvrir maanaam ñooñu ñëpp dinañ mën a am. mooy ONG Society and Aid bi nga xamante ne ci Ramadan bi dafa gis ne nit ñi soxla nañ ndimbal ak jàppale chaque année mu di ko joxe mu ne woon wax dëgg yàlla bëggoon na dimbale taxawu askan wi ba nga xamante ne lu mot ci 150 ménages donc tey loolu mooy suñu lii léegi nag dans le cadre du Covid 19. ñun l'action sociale ne joue que le rôle de contrôle day contrôler rek mais nekkul ne moom mooy distribuer nekkul moom mooy xayma. ki nga xamante ni moo fi toogal buur di préfet ak adjoint bi sax ci kàddoom xamal nañu ne 22000 ménages maanaam ñaar fukk ak ñaari junni kër dinañ fas yéene jot ci ndimbal loolu séddale bi yàggatul ñu déglu ko ci. famille yi war a am ndimbal ñu ngi toll si 20 000 et quelques. léegi Géejawaay kañ ngeen di commencé séddale. séddale bi travail bi ñu ngi nekk di ko def à la base séddale bi c'est pour bientôt. contexte bi di coronavirus moom moo ko laaj ñi nga xamante ni ñoom ñoo soxla dina ci askan wi lim bi takku la def loolu kilifa yi ñi ngi jéem a xool naka la ñuy def ba ku ne mos. jërëjëf Salif Sow gis ngeen ko ni nga xam ne ñag na boppam bu baax a baax ak maskam ak ki nga xam ne moom la doon interroger loolu moo gënoon fës li ci biir réew mi gannaaw bàkk bi ñu ànd ak yéen li gën a fës ci xibaaru mbas mi ci biti réew. jërëjëf mbokk yi xibaaru bi ci réew yi dañ koy tàmbale ci diwaanu Maroc foofu nag étudiants sénégalais yi nga xam ne ñu ngi nekk ci université privée yi ñoom jamono ji ndimbal la ñuy sàkku nee nañ nguur gi ne leen jàppale ndax mënatuñoo xaar koppar yi nga xam ne moom lañ jagleel diaspora bi ndax boobu ba léegi kenn séddalewu ko ca réewum Maroc Xaadim Mbay lañ fay fekkee Xaadim naka la mbir yi demee. nuyu naa la nuyu say téléspectateurs tey nag dañu fas yéene wax ci ndongo yi nga xam ne dañoo nekk ci établissement privé ñoom nag ku ne xam na ni ay jamono ba mu daan neex dañ daan dem ci yenn barab bi di fa liggéey di mottali li leen seeni waajur daan yónnee waaye nag ku ne xam na ni mbas mi tax na ba activités yu bare bari dafa taxaw ba tax na fi mu ne nii dañoo nekk ci ay jafe-jafe yu métti dañ ciy déglu ki nga xam ni moom moo jiitee kuréel gu mag ci ay ndongo yi nekk ci privé bi ñoom nag ëpp nañ juróom benni téeméer. Yaba Samaté jiite kuréel bu ñuy woowee CESEM collectif des étudiants sénégalais dans les établissements privés au Maroc. que étudiants yi nekk ci université privée yi pratiquement ils ne sont pas bénéficiaires de bourse de l'État. ñii dañoo am problème ak seen bailleur bañ ngi leen génnee ñii am problème liggéey ak confinement bi liggéey amatul ñii am na ñoo xam ne ñun ñoo dox médiation bi pour seen bailleur yi mën leen fa bàyyi. ndongo yi naam gis nañ ni ñi ngi séddale ay koppar maanaam teg nañ fi ab plateforme waaye nag bañ ca bindoo ba léegi ñoom nee nañu gisaguñu dara. Covid 19 inscrire nañ si mais ba léegi amaguñu lu si leer si ñun. gis nañu force Covid 19 inscrire nañ si mais ba léegi ci waxaguñu affaire yi jotaguñu suñu kii. gannaaw loolu nag ñiy sàkku ci ki nga xam ni moo di président de la république di njiitu réew mi mu daal leen di wàllu ndax kat fi mu ne nii moom wax dëgg yàlla mbir mi metti na lool. donc nous lançons encore un appel à
toutes les autorités au président de la République ñu won ne ko kat étudiants yi nga xam ne nekk nañ fii au Maroc surtout à Casablanca sonn nañ amul luñ lekk amul luñ naan te d'ailleurs ça seen bailleur ñu leen di génnee seen kër yi. ma jox la beneen rendez-vous rek incha allah bu ko defee ñëwaat ci jafe-jafey sénégalais seenu nekkin fii ci Maroc ci jamono ji nga xam ne ñu ngi dund mbas mi. jërëjëf Khadim Mbaye lu tolloog juróom-benni téeméer ci doomu sénégalais am ay jafe-jafe foofu ndax ñu ngi jànge ca université privée bi ndax yaakaar nañ li nu mel du tàbbi ci nobbi tëx bu ñu fa jógee dem ca diwaanu gànnaar fekk fa Mouhamed Diop foofu nag Mouhamed Diop mu ngi ñuy xamleel ne sénégalais ya fa nekk ci wàllu njënd ak njaay naam yolomal nañu ci wàllu confinement bi mais fi ñu toll nii gisuñu client bu ñu mën a jaay ca jaba looloo waral nag ñoom ñuy ñaan ndimbal ñenn ñi sax ñoom dem nañ ba ñibbisi moom moo leen gënal ci diwaanu Mauritanie Mouhamed Diop lañ fay fekkee Mouhamed maa ngi lay nuyu. Pape Fara ma lay fay rek tey jii nag xam ngeen ne corona bi daal di si Mauritanie mu am juróom-benni cas yu bees léegi kon mën nañu wax rek ne fukki cas ak juróom la yoo xam ne ñaar ñi ñoo ñàkk seen bakkan juróom-benn yi ñoom wér nañ. bu dee li ñeel nag sunu mbokki Sénégal yi xam ngeen ne marché yi ubbiwaat nañ ko tax nañ ñu doxantu ba marché BMD fekk leen fa ñuy jaay yére ak aar ñoom nag li ñu xamal mooy ne waaw marché yi ubbi nañ ko waaye client yi ñoom ñëwaguñu. Maxtaan ñi nga maa ngi dëkk Géejawaay nekk fii ci Nouakchott di fi liggéey instant bi client moom gisoo ko da ngay toog rek di defaraat di xaar yàlla ndax moo fi sës daal ba léegi jafe-jafe yi ñu ngi ci. parce que ubbi boutique aussi toog di xoolee xaw na saf na mais quand même moo tane bañ a ubbi nag. marché bi ñu fekk fi tam kii di Ndiaga di beneen doomu Sénégal boo xam ne nag moom mu ngi jàng xasay dem fi lekk muy gis nag ay clients. commencé nañoo liggéey ci jàmm ak salaam waaye nag wax dëgg yàlla jaayaguñu jëndaguñu ndax dëkk bi daanaka xaalis amul daal ndax confinement bi ñu génne moo tax mu xaw a metti daal mais ñu ngi ci jàmm ñu ngi ci salaam. alhamdulilah daal waaye nag metti na trop moom foo ko àpp moom romb na. ku wax aar nag wax touriste te fi ne nii kenn mënatu leen a gis nag ngir jaay leen lii di aar bi. man la Alioune Ndiaye no Touba Nouakchott suñu liggéey bi ñuy liggéey muy wàllu aar bi day mel ni ñi koy gën a soxla mooy ñi nekk extérieur kon donc bu ñu tëjee aéroport yi day mel liggéey bi moom day daal taxaw mais bu ñu tëjee marché bi sax liggéey bi du mel ni mu war a mel parce que ñooñu ñooy jënd bagage yi. donc il faut frontières yi tijji ñun dem beeg dikk bi lépp jàppandi suñu liggéey door mën a tegu ci yoon. xanaa kon Pape Fara ñu yem fii rek ba ëllëg ak jàmm. mu nekkoon noonu Mouhamed Diop ci diwaanu Mauritanie xibaar yu am solo mu jëleel ñu ko fa bu ñu fa jógee dañuy dem ci diwaanu Côte d'Ivoire foofu nag sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo fa taggatémbe la ñu bëgg mooy dellusiwaat seen réew moom la ñuy ñaan nguur gi mu rapatrier leen naka noonu ñeneen ñi nga xam ne des nañ fa nag ñoom jamono ji lu métti la ñuy dund ñu dem ba diwaanu Côte d'Ivoire fekk fa Ibrahima Fall maa ngi lay nuyu. maaleykum salaam Pape Fara ñu ngi lay nuyu di la jottali nuyoo waa Côte d'Ivoire tey nag ñu dajeeg sunu benn mbokkum sénégalais bu ñuy wax Moussa Gueye moom nag sénégalais yi bloqué Abidjan ci lay wax ñu déglu ko. li nga xamante ni si ndimbal li président yónnee am na solo te rafetlu nañ ko lool mais nag boo gisee man mu gën maa met man mii di wax yow exemple laaj parce que am na ñaar ñoo nga xamante ni si man ñi maa leen hébergé sama kër te danoo ñëwoon en transit nekk fi actuellement mënuñoo dem bloqué nañ ñoo ngi man hébergé naa leen te am naa samay moromi sénégalais bonne volonté yoo xamante ni si aussi cas yu mel noonu mi ngi ci ñooñu aussi tamit seen njaboot chaque fois ñoo ngi leen di woo ci lu ngeen ne jaaxle mënuñu dem xamuñu kañ lay jeex kon président de la république aussi ñoo ngi lay ñaan bu fekkente ni aussi mën nga jël avion andi ko ñi nga xam dañoo bloqué fii ñoom ñu mën leen jël yóbbuwaat seen njaboot comme ni ko waa réew mi defee parce que am na Ivoiriens ne woon foofu jaaxle woon wax dëgg yàlla seen état jël leen en charge jël si leen. Pape Fara ginnaaw bi ñu tàggoo ak Moussa Gueye boobu ñu dajeeg suñu beneen mbokkum sénégalais boo nga xam ni ci wàllu ordinateur lay yëngu ñu koy wax Matar Signane ñu déglu ko moom. wàll bi ñu nekk moom maanaam wàllu bureautique la quoi affaire informatique xam nga instant bi gars yi nekk ci bureau yi dañuy soxla ordinateur mais dañ ne bureau yi dañ koo tëj xam nga bureau yi bu ñu leen tëjee ordinateur yi xam nga day xaw a taxaw loolu moom mooy problème majeur bi moom mooy loolu ñun moom suñ problème bu gën a kii moom mooy la parce que informatique ku ko dégg wax affaire matériel bureautique te matériel bureautique bu gars yi liggéeyuñ daanaka moom day xaw a taxaw quoi loolu mooy suñ problème
mais nag lépp rek dañuy sant yàlla daal dañuy sant yàlla. à part fara fi lay wàccoo sama kàddu di la jox lande bu beneen yoon. dañuy dem ci diwaanu États-Unis foofu nag sénégalais yi ñu ngay wëy di takk seen tubay ngir xeex ak lii di mbas mi bu ko defee mbas moomu nag dal leen bàyyi bu baax a baax moo waral député bi nga xam ne moo nekk député diaspora bu Amérique Canada ak Océanie di Aboubacry Diallo ne union sacrée la bëgg ngir bu ko defee ñu mun a xeex jàngoro ji nga xam ne moom moo leen solal rafetlu na bu baax a baax képp koo xam ne faatu nga ñu daal lay indiwaat sa réew ñu mun la denc bi les décision ñoom jàpp nañ ne lu waroon la ñu am mbégte lool dem ba diwaanu États-Unis fekk fa El Hadj Ndaw El Hadj maa ngi lay nuyu. Pape Fara Gningue di kontaan jokko ak yow ginnaaw bi nga xam ne ni nuyu nañ téléspectateur TFM yëpp tey nag dañuy jël gan gu mag ki nga xam ne moo ñu toogal ci penc bu réew mi di député bi nga xam ne nii mooy député Amérique Canada ak Océanie mu ñëw ak ñun ci li nga xam ne nii moom la ñuy dundee ci mbas mi mu wax ak ñi nga xam ne nii ñoo ko fa yónni pour mu toogal ñu fa. avant tout rek di jaale ñi nga xam ne yàlla yóbbu na leen ci mbas mi nga xam ne ñëwoon fii ci àddina bi yëpp lëmbee ko muy Sénégal yi nga xam ne gaañu nañ foofu di leen jaale di ñaan yàlla na leen yàlla xaare àjjana. lii nga xam ne président indi na ko ci diaspora bi muy aide bi nga xam ne ñëw na fa maa ngi ci liggéey ak ambassadeur yëpp muy ambassadeur bi nekk Canada bi nekk États-Unis ak bi nekk Brésil maa ngi liggéey ak ñoom pour que vraiment lépp jaar yoon. sinon xanaa di rafetlu rek tey jii fi ñuy wax ni décision bi nga xam ne son excellence le président de la république Macky Sall def na ko waaye aussi di rafetlu le fait que mu permettre ñu mën a rapatrier ñi nga xam ne gaañu nañ ci diaspora bi xam nañ ne nekkoon wax ju bari waaye tey jii peut-être xamal ko ñu ne léegi nekk na possible donc ñu koy rafetlu bu baax a baax muy nekkoon li nga xam ne ñi bëri xalaatoon nañ ne koor yi war nañ mën a indi fii donc loolu am nañ ko tey donc ñu koy rafetlu je crois que tey jii Sénégal président dalal na xel ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi donc tey ils pourront vraiment rapatrier leur corps en tout cas ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax. di ne vraiment ñun ñëpp nañu xool ñu koy defee ba nga xam ne dañ ko jaarale ci yoon def ko ci sur le plan sanitaire ñu fexe ba nga xam ne dinañ ko jaarale ci yoon ba nga xam ne bu ñëwee fii dinañ jël suñu néew yi vraiment suul leen ci anam yu gën a baax. jërëjëf Pape Fara Gningue jërëjëf téléspectateurs yi di leen wax jàmm ak jàmm fu jàmm newul dara newu fa. daanaka bokk na ci li gënoon fës tey ci li nga xam ne moom la ñuy wax ci xibaaru mbas mi waaye laataa ñuy jeexal ñu fàttali leen rek sunu tableau de bord bi tey fukki fan ak ñeent ci weeru mai atum 2020 def nañ lu tolloog juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar ci test waaye bañ ko defee nag lu tolloog juróom-ñetti fukk ak ñeent ñoom am nañ jàngoro ji di coronavirus juróom-ñaar fukk yi ay cas contact suivi la fukk ak benn yi nag ay cas communautaire gis ngeen nag ci gox yu fasantikoo yi nga xam ne cas communautaire yi foofu la ñu nekk waaye nag ci diiru ñaari fan ñeenti nit ñàkk seen bakkan niki tey nii am na koo xam ne wuy ji na boromam ñu koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana ba mbas mi duggee ci réew mi ba léegi lu tolloog ñaar fukk ak ñett ci nit ñoo ñàkk seen bakkan jamono ji nag juróom-benn nit ñu ngi nekk ci lalu hôpitaux yi muy ay cas grave ñu leen di saytu ñuy ñaan ñu jug ak jàmm waaye nag leneen lu ñu mën a jàpp lu tolloog juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar am nañu tan ba dellu nañ seen kër daal di wër lu tolloog junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñett jamono ji ñu ngi leen di faj nekk ci kër docteur yi waaye jàpp leen ne ñaari junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ba mbas mi duggee fii ci réew mi ba léegi ñaari fan ci weeru mars atum 2020 lim boobu la Sénégal daal di am ci loolu nag fukk ak benn ci région yu Sénégal ñoom am nañ bile mbas Kaffrine Matam ak Kédougou ñoo ñàkk seen bopp ba mbir mu dugg fi ñuy ñaan bu mu fa dugg mukk te yeneen gox yi mu nekk mbir mi gaaw wér ba mu jóge fa ñu delluwaat ci sunuy activité kon loolu bokk na ci li nga xam ne tey moo gën a fës ci xibaar yi nga xam ne moom lañ leen indil ñeewal coronavirus lépp rek ngir daan mbas moom nga xam ne moom moo ñu sonal ñu tuddee ko opération daan coronavirus mbokk yi rek du ñu jeexal te ba léegi waxuñu leen geste yi ngeen xam ne moom ngeen di def bu ko defee ngeen mucc ci feebar bi di takk say masque di raxasu ñuy moytoonte lu mooy benn mètre naka noonu ku ci ne boo génnee dem ba ñëw nga daal di raxas sa loxo ba mu set wala nga daal di def ay gel naka noonu boo dee li ngay dox nekkul lu am solo lool nga toog sa kër ndax virus bi du dem nit ñi ñoo koy indi ci kër gi kon mbokk yi loolu fi gënoon fës niki tey suba incha allah ñu dellu siwaat ak yéen ci yenn xibaar nga ñàkk sa bopp ñàkk sa morom bu ko defee jàmm na ñooy mbas mi jóge fii jàmm ak jàmm ba suba.